bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki waa réew mi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaar bu baax ci weer wu tedd wi ñu nekk te di leen balu àq. Dafa am kàddu yu ñu bëgg a yëkkati jëme ko ci li nga xam ne moom la président de la république wax démb ñu déglu ko mu jël ay dogal ci ubbi jumaa yi boole ko it ak ay matuwaay yoo xam ne dañ koy jël. Am na nag ay dogal yoo xam ne jël na ko ñu ànd ci, am na ci yoo xam ne jël na ko ànduñu ci. loolu moom noonu la am réew di doxee. wax na ne nit ñi dinañu mën di dox ba 21h, diggante 21h ba 5h du matin ci la ñuy def couvre-feu. yooyu yëpp baax na. ci gàttal ñun ñaawluwuñu ci ay kàddoom dara lañ ci ñaawluwul. dafa fekk nag ne même boo d'accordul ak moom 100% it booy critique positive ak constructive rek ngay def. ndax masque yi nga xam ne moom la tailleur yi di confectionner ak ñu bari ñun gisuñu utilité bi, parce que masque yi quand même dafa am norme yoo xam ne moom la war a respecter pour mën a dimbali nit ki. buñ pexe moomu amul it ba tey baax na. Initiative yi nga xam ne nit ñi jël nañ ko ci di créer ay gel di yooyu yëpp baax na ndax mbir bu xewee ci am réew kenn ku ne na nga ca mën a jàppee nga jàppee ci noonu am na solo. bon am na nag ñoo xam ne li xew neexu leen, mooy particulièrement ubbi jàkka yi ak ubbi jumaa yi. loolu waxtaan la rek, ndax am nañu d'accordul woon ci tëj gi. dañ waxoon ne buñ leen tëj nañ fexe ba nit ñi di julli, waaye nañu defar doxalin bi ba mu mën a sàmmonte ak àq ak yelleefu doomu aadama yi. ñun loolu moo nekkoon sunu position. gis nañu marché yi ni mu doxee, gis nañu ak yeneen place yoo xam ne moo ëpp li muy jël ci ay nit jàkka yi ak jumaa yi. gis nañu itam position bi Touba taxawee. Touba dañoo aménager seeni jàkka ak seeni jumaa, fexe ba indi distance su 1 mètre, wàññi ko minimum ci ñi nga xam ne yenn ci jàkka yi ak jumaa yi mooy ñë fay liggéeyee. loolu nekkul loo xam ne bi ko Touba di def dafa xëccoo ak état wala ñu juyoo wala ñu xuuloo. état dafa jël ay xalaat yóbbu ko Touba jël xalaat yooyu déglu ko ba noppi doxee ca la nga xam ne jàpp na ne dana mën a ànd ak sàmm diine. kon mooy ñu wax mbooloo mi ne ñuy jullee ci seeni kër te ñiy saytu jàkka yeeg jumaa yi di ci jullee. ñi xamul ñooy indi ay coow yu bari ci lu mel noonu. am na ñoo xam ne ñoom dañu jël responsabilité tëj seeni jàkka complètement ak seeni jumaa. wax ne kat ci hadiis bu wér tawat suy wàlle bu amee yu mel noonu yonent bi mayee na ko. ñoom ñépp wax nañu dëgg, waaye kenn ku ne sañ nga wax ne lii moom laa bëgg, lii moom a gënal. am na ñoo xam ne dañuy def ay article yoo xam ne da ngay yëg ne seeni tur rekk mooy nuru turu nit, mooy nuru sax ni kii ak njullit mi ngi ci moom te du la sax wóorati. parce que ay taalkatu réew lañu en réalité, dañuy ay nit lañ yoo xam ne buñ leen doon déglu ba léegi réew mi tàkk na. waaye nag tubaab la ñuy bind te ñu ci bari sax dégguñu tubaab faf mu noppale. ci fond wu problème bi nga xam ne moo tax Macky Sall def intervention le 11 mai
comme par hasard jour bi France di def déconfinement. France dañu choisir le 11 mai. Automatiquement site yi nga xam ne ay site juif lañu ñoom ñépp dañoo manifester seen mbég parce que le 11 mai dafay bis boo xam ne ci yahuud yi bisu mbég la ak génn ci ay tawat. Pourquoi France choisir le 11 mai? C'est un calendrier, c'est un agenda. Macky Sall waxoon ne day wax ak waa Sénégal le 12 mai génnaat ci wax le 11 mai à 20 heures. Alléger mesures yi nga xam ne moom la jël wax ak waa Sénégal. Est-ce que ci logique agenda boobu ci la ne? Man boog sama gis-gis mooy waaw ci logique agenda boobu la nekk. te dinañ ci dëkk ci ay yeneen leeral pour wane ne jotewul ak décision wu ubbi jàkka yeeg jumaa yi dara luy mel ni dafa am pression bu jóge ci sëriñ si ñëw ci moom. Babacar Justin Diagne dafa bind un article wax ni mi ngi ko intitulé L'État recule, la maladie avance sur un boulevard. Wax ne président de la République dañ ko jox matuwaay yépp pour situation bii ñu nekk nga xam ne on est en guerre mu mën saa bu soxlaa jël dogal mu jël ko te du aajowoo muy seet kenn wala muy am gàllankoor ci kenn. Loolu président doxee na ci sagoom jël na ay dogal yam jàpp ne mooy dogal ya gën. moom moo xam confiance bi sénégalais yi am ci moom ba fal ko nan la koy jëfandikoo ci situation de crise. Loolu gis nañ mesures yi mu jël ndax efficace na wala efficaceul loolu sénégalais yépp teg nañ ci seen bët. Gis nañu ne am na ci coin yoo xam ne dëgg-dëgg feebar bi reculé wu fa. Seetlu nañu ne bu fekkee Touba moo tax ñuy wax Touba ñoom seen position bi ñu campé woon ba ñu demee ba am 0 cas fekkoon na ñuy jullit musuñu arrêté tëj jàkka yi ak jumaa yi boobu ñu ngi julli bi ñu demee ba am 0 cas ba médecin yi déclaré ko ñu wëlbatiku wax ne waa Touba nañu def attention ci dem ak dikk bi parce que gis nañu ne am na ñuy organiser clandestinement ay dem ak dikk. Gannaaw gi ñu déclaré waat cas communautaire ci biir Touba et puis wax ne mi ngi yokku. Par hasard Médina Gounass décidé ne ñoom dañuy ubbi seeni jàkk ak seen juma semaine ba ca topp ñu ne am nañu 30 et quelques cas. Médina Baye julli nañu Léona Niassène julli problème am par hasard ci jumaay Léona Niassène ñetti fan après président de la République wax. Donc moom mu wax ne président dogal yi mu jël mi ngi ko jël ci pression boo xam ne mi ngi jóge ci sëriñ si nga xam ne dañoo làqu ci ay suufu xubba ak i sooroor mel ni ñuy fetalante ak boroom réew mi ba boroom réew mi jël ay ngànnaayam denc. Kon état moom deltu na ginnaaw téye na ay ngànnaayam xeexatul ak tawat si bàyyee na ko réew mi ndax kilifay diine yi ñoom ñoo ko teg pression ba loolu am. Gis nga danger bi ci sunu journaliste yi nga xam ne saa bu ñu yëkkatee seen xalima nga yëg ne bégguñu ndax ak kéefër rekk lañu bëgg mu dox te it seen xalima yi dañ cee capp daajoo xam ne xaalis bi koy jënd
buy xeex diine la ci yu mel nii rek nga koy xamee parce que président de la république Macky Sall amul ci biir magistère am ci ñaari mandat yi mu am fenn fu ñu wonee ni day céder à la pression de qui que ce soit parce que président de la république bu doon céder ci pression kon duñ ko ñaan njekk te ay kilifa diine toog nañu ouvertement wax ne ñaan nañu ko njekk ci mbiru diw sàngam te yoonam nekku ca taxul mu céder amul fenn foo Macky Sall lépp lu masa wax ne dina ko def na ko nim ko waxee. Bien au contraire nous avons un président boo xam ne loolu moom bu doon luñ koy sikkalee la ne bu lu ko kilifa diine yi wax mu def ko déedéet loolu kenn mënu koo sikkalee Macky Sall. Macky Sall wéyul ci ndigalu benn kilifa diine seddewul ci pression wu benn kilifa diine c'est pas vrai du guddi du bëccëg kilifa diine yi ba ñu tàmbalee wax lañu wax ñoom ñépp dañ caa déggoo di coowoo nag ci seen biir muy ustaas yeeg yooyu mais kenn ci ñoom adressé wul directement au président de la république ne ko lii nga def dafa ñaaw wala dafa bon wala mu xas ko wala mu dal ci kawam wala sax ñu wax ne gise nañu te kooka bégul wala nangam y a pas de pression. Touba ci li ñu ne dañ caa nekk xaaruñ ci kenn wowuñ ci kenn yeneen dëkk yi nga xam ne ay dëkku diine yi lañ ne dañ caa ne xaaruñ ci kenn wowuñ ci kenn mais ñoom ñëpp ci dëgg lañu ne ñi tëj sañ nañu ko ndax am na ci dalil yu wér yuñ ko teg ñi tijji sañ nañu ko ndax am nañ ci dalil yu wér yuñ ko teg mais président bu waxee ne tijji naa jàkka yi ak jumaa yi c'est juste symbolique tey yorul caabi benn jàkka wala yorul caabi benn jumaa ña yëg ne mën nañoo respecter mesures yi bu ñu tijjee xayrun bu ñu tijjiwul ci seeni responsabilité la ne loolu ñoom ñoo koy def état lim mën mooy superviser defin bi waaye état yorul caabi benn jàkka wala yorul caabi benn jumaa kon pression boobu ñuy wax ne état daf ko subir ba reculer loolu amul c'est pas possible. Communiqué bi église bi def wax ne ñoom dañuy prudent mais prudence boobu moom lañu digal jàkka yépp su église suñu ubbee l'église dimanche la ñuy jàng seen messe yooyu bu fekkee ñoom dañ koy def le dimanche ak mesures yi xayrun buñ ko deful ak mesures yi du mën a nekk loolu état sax da ciy intervenir kon mesures yi jàkka yi ak jumaa yi ak église yi ñoo ci yem kepp mais amul benn pression boo xam ne buy wone ne l'état sénégalais dafa deltu ginnaaw wala mu dem ba ragal parce que sëriñ si dañ ko teg ay pression mu mel ni nag waxaale na ci biir ne sëriñ si maanaam lépp luñ bëgg dañuy teg état pression ba état def loolu te ëllëg bu musiba amoon ñoom sëriñ soosu kenn du leen laaj ay compte ndax faluñu leen démocratiquement ñun ñii di fal démocratiquement ay président ak i ministre ak i député ñun la soob ci sunu biir xol ak sunu liberté kenn ku nekk yëg ne bëgg nga kilifa nga dem seet këru diine bala neex nga aju ca man sama sëriñ moo ma gënal fuuf junniy président de la république ak juróom-ñaar jëfe sama ndigalu sëriñ sans contrainte rekk laa gëm ne moom mën naa nekk ak donte la may digal neexuma waaye xam naa ni mooy la gën ci man confiance boobu amuma ko ci président amuma ko ci ministre amuma ko ci député amuma ko ci kenn ndax sama sëriñ mën na maa digal lu ma neexul waaw parce que mën na ma digal lu neexul sama bakkan te dama ko wóolu sama diggante ak sama boroom ba xam naa ni bu fekkee lépp lu may digal day doon lu neex sama bakkan rek dana ma sànk kon mën naa juyoog sama bànneexu bakkan ndax ñoon yooyu dañ ko am muy bànneex ak bakkan ak àddina ak seytaane
sa sëriñ nag mën na laa digal loo xam ne ñeent ñooñu duñ ci bëgg ñu manifester wu te dañuy nekk ci yow waaye amul benn pression boo xam ne mën naa tax état jàpp ne légitimité bi sëriñ si am te mu bàyyi ko ci yàlla jaar ci yonent bi jaar ci borom tariqa yi ñëw ci ñoom loolu war naa mën a nekk problème diggante état ak sëriñ si. Bien au contraire, état Sénégal mbir mi sëriñ si dañ ko cee jàppale financièrement, jàppale ko ci sensibilisation, jàppale ko ci bësante ak nit ñi, naxante ak ñoom. loolu mooy seen rôle te rôle boobu ñuy jouer yàlla rekk a tax ñu koy jouer. te ba muy daaneel kàddoom rek wax na ni dafa cité benn journaliste écrivain tout lépp ci biir rek boo xam ne dane la garantie de l'impopularité ne m'incombe pas. muy Raymond Aron, juif, influencé par Kant, Hegel, Karl Marx, Tocqueville, ñooñu ñooy ay sëriñ yi waa ji muy tudd di dellu ci moom. kon xanaa ku fa yem rek mu doy sëkk. léegi nag crise bi ci boppam lu tax état bi allégé mesures yi par rapport ak calendrier bi nga xam ne mooy calendrier français bi wala seen agenda. Sénégal depuis bi crise bi commencé ba léegi ni France di doxee ni lay doxee. li France di digle loolu la Sénégal di digle, li France di tere loolu la Sénégal di tere. loolu duñ ci détaillé sénégalais yépp gis nañu ko. parce que tout simplement ñun noonu lañu mës di doxee. loolu ça a toujours été la logique des choses. bu président France waxee lundi, président Sénégal wax mardi. bu président France waxee jeudi, président Sénégal wax mardi. li ñu wuutale ci doxin bi mooy ñun couvre-feu lañu def, ñoom ñu def confinement total. parce que confinement total mën na nekk en France mais mënul nekk Sénégal. depuis bi ñu defee ñoom confinement ñun ñu def couvre-feu, logique na bu France dee lever ay mesures am Sénégal topp ko ci. quel que soit nag les résultats des tests wala affaire bi daa monter wala daa wàññeeku. parce que fan lañu jëm ak ñun. Jacques Attali dafa wax ni dina am une crise boo xam ne mooy topp ci bii muy une crise climatique. loolu lan lay doon parce que nit la koo xam ne lu mës a wax rek du dañ. lan lay doon? est-ce que centrale nucléaire mooy exploser? est-ce que catastrophe sous-marine lay nekk? wala en tout cas dina am loo xam ni parce que dafa ne l'économie dafa war a orienté wu nag léegi ci économie dundu doomu aadama. maanaam ci wàllu faj, ci wàllu xool ay énergie renouvelable, ay énergie propre wala nangam. parce que pétrole, parce que yenn énergie yi dafay bëgg a jeex, mais il faut que mu am benn catastrophe boo xam ne bu amee ci la ñuy bàyyee nag utiliser énergie yooyu wala di ko wàññi progressivement jëm ci bàyyi ko. ñii dafa am benn renouvellement de la planète boo xam ne moom la ñuy préparer. mu wax ne organisation mondiale de la santé champ de bataille politique la waaye nekkatul foo xam ne barabu action sanitaire la. tey organisation mondiale de la santé lu tax mu nekk champ de bataille politique? loolu brevet yi nga xam ne moom médicaments yi dañ koy soxla ak vaccination yi ak coût yi, financement yi, loolu moo tax tey ñu mel ni Bill Gates nekk ay informaticiens simple wëlbatiku ñoom ñëw taxaw au niveau organisation mondiale de la santé di ko dicter ay conduite. loolu xaalis moo ko def, problème mu xaalis la. mais organisation mondiale de la santé ak organisation des Nations Unies ak UNESCO ak yooyu yépp ils sont en fin de vie. gouvernance mondiale moo koy remplacer. donc loolu moo tax ñoom dañ ne dañuy def ak moom nii rek mais après dinañ xool nan la ñuy def parce que ñi ñëpp c'est des organes en fin de vie.
léegi Afrique lan lañu prévoir Jacques Attali moo ne ñu ngi prévoir entre 500 millions et 1 milliard de contaminés kon dina am benn espèce de crise boo xam ne dinañ ko créer au niveau de l'Afrique ak benn xam nga waxul ak des centaines de millions de morts wax na ko donc loolu c'est un plan qu'ils vont dérouler ñoom ci seen bopp ñoom ñooy décider dicter ko sunu ay président ñu bàyyi virus bi mu propagé wu mosquée synagogue daara école ou pas lii c'est un programme qui dépasse de très loin le président Macky Sall ba noppi nag wëlbatiku nee na ñëw assister nee na c'est pourquoi l'Europe doit assister l'Afrique dañoo war a ñëw pour assister Afrique pour seen intérêt bopp parce que ñoom nee nañu Afrique bu fa catastrophe boobu amee day répercuté wu ci ñoom parce que dem ak dikk bi moo tax donc ñoom am na lu ñu préparé pour l'Afrique parce que bu fekkee dafa am une catastrophe continentale dinañu mën a taxawal une organisation continentale bu mel ni Union africaine mu nekk benn membre ci gouvernance mondiale bi nga xam ne Afrique bépp dañ koy gaw yeew ci benn buum takk ko ba mu dëgër di leen digal di leen tere di leen nangam ak nangam loolu c'est prévu lii mooy li nga xam ne moom la ñuy préparer ba noppi bu nit bu xesee ba contaminé bu fekkee fii plan bi ñu préparé après déconfinement bi mooy au moins bu benn nit xesee ba am coronavirus dinañ woo au moins 20 personnes yi mujj nekk en contact ak moom pour au moins ñu seet leen tester leen wala ñu quarantaine leen donc nous allons vers l'éclatement du tissu social mooy nit ki ci boppam dootul bëgg a am contact ak benn nit parce que mënoo ku feebar rek ngeen amoon ay contact wala ngeen gisante ñu quarantaine la ci loolu kenn du xam li muy nuru donc bu boobaa toog sa kër liggéey wàcc c'est-à-dire lii dañu koy imposer mu nekk benn système de vie liggéey wàcc ñëw toog sa kër dootoo amati ñooy giseel bu boobaa même couple yi dootuñ sax bëgg amit doom parce que y aura trop de problèmes virus bi nekkul virus buñ fi teg pour mu dem dans 1 mois dans 2 mois dans 6 mois non mi ngi fi parce que dafa am luñ koy liggéeyloo voilà léegi mu des loolu bu fekkee isolement boobu am na ci virus bi ni muy circuler gàllankoor lan lay doon ci diine aj umra ziyaar màggal gàmmu ak yeneen religion parce que aj bi gën a mag religion hindoue mooy def aj bi gën a mag ci monde bi des fois seen ñetti at yu ne dina am seen dex yooyu ñuy dem di sangu des fois 120 millions de personnes dinañu fa daje kon li ñuy xeexaale ci loolu mooy identité religieuse identité culturelle identité familiale attache maanaam nit dootul bëgg a gis nit dootul bëgg a référé wu ci diine daje diine yi day yooyu yépp dañ ko dugal ci biir saaku bi pour mën a dindi identité yooyu parce que nit ñi ñu bëgg a créer nit ñi bëgg ñu émerger nit képp lay doon cundum du am attache du am identité du am religion bu baaxee ba baax on va l'appeler un gentil c'est tout religion bi ñu leen di créer itam mooy li ñuy wax le noachisme loolu dinañ ci ñëwaat pour gën ko yaatal waaw léegi nag mu wax aussi il y a li ñuy wax une émergence de l'idéologie totalitaire numérique mooy tey boo demee dëkk bu mel ni Chine 1 milliard 200 millions lañu am na 600 millions de caméras de surveillance mooy caméra bu ne ñaari chinois lay surveiller une caméra pour 2 personnes mu am li ñuy wax reconnaissance faciale mooy yow tey moo xam carte d'identité nga am wala passeport wala permis de conduire loolu mu mën a doon fichier boobu bu ci sa kanam xesee ba dugg mbedd moo jaarati wala nga yor téléphone portable am yenn application yoo ci téléchargé foo toll dañuy xam li nga nekkee fi nga nekkee lan ngay def lan ngay wax lu nekk sa xel looy xalaat yooyu yépp dañ koy mën a xam
parce que noonu rek lañu mën a contrôler nit ñi. boo xoolee tey loolu Chine ak Xi Jinping moom daanaka réussir na ko, parce que mi ngi ko tàmbale woon ci Jeux olympiques yi fa amoon ci vidéosurveillance yi pour ay manifestation bañ a am. moom daanaka ci la comprendre ne que le totalitarisme numérique peut très bien marcher. Aussi mu am lu ñuy wax liberté bi nan lay amee mooy yow ci sa bopp dangay d'accord ne lii ñu la teg lépp mooy application yi ñu bëgg nga télécharger ko, mooy puçage bi ñu la bëgg a def, mooy contrôle bi nga xam ne bëgg nañ ko am ci yow, sa état de santé, sa température, say déplacement, sa lépp. boo d'accordé dangay am li ñuy wax liberté. yow yaay nit ku am liberté boo d'accordé. mooy sa responsabilité personnelle nga engagé ko ci gaay fi ñu la bëgg a jëmale nga jëm fa. soo bañee ñu soumettre la, maanaam dañ la koy obligé, bu boobaa loolu soumission lay nekk. soumission nag moo gën a metti liberté. li ci des nga xam ne moom la ñuy tëjee wax ji mooy dafa wax ne crise bu am, crise yu mag yi bu ci am, bu jàllee àddina bi dafay soppi politique, soppi doxin. wax itam ne ci biir crise bi nga xam ne moo amoon muy peste bu mag ba, daanaka ci lañu xoolaatee taxawaayu nitu diine ci mbir yi, ci doxalinu politique ak ci doxalinu àddina. loolu nag tolluwaat nañ ci, parce que ñu ngi ci crise boo xam ne nitu diine am na ci responsabilité, ndax am na pouvoir moral bu mu am ci nit ñi. kon il faut que nitu diine yi xam ne pexe yi ñuy lal bokk na ci ñu jëlee seen autorité bi ñu am ci nit ñi mu deñ ba jeex tàkk. dootuñu leen mën a digal, dootuñu leen mën a tere, parce que dañ leen di wax ne bi fi coronavirus bi amee ñoom ñoo wax ne dee leen dem ci jàkka yi, ngeen di dem di julli ji, ñu rey leen fa ba ngeen jeex tàkk, ndax fa ngeen jëlee tawat si, feebar ba jeex tàkk ba dee. kon li ma jàpp ne nañ ko xaar mooy des na tuuti lieu de culte yi, muy jàkka yi ak jumaa yi, dinañu ko stigmatiser façon boo xam ne léegi nit ragalati dem jàkka donte ubbi nañu ko, wala mu ragalati dem jumaa donte ubbi nañu ko, parce que fi ñu ubbi jàkka yi ak jumaa yi dañuy fexe ba feebar bi bari fa. politique la, te c'est une politique très dangereuse. mooy na këru diine yi gën a foogu bu fekkente ni xam nañu mbir mi fan la jóge ak politique bi koy lal pour une gouvernance mondiale bu dindi ci nit ñi identité yi ñu yor yépp, muy religion, muy culture, muy couleur, yooyu nañu foogu, nañu xalaat, nañu xam ni jumaa yi ak jàkka yi matuwaay buñ mën a jël doyul. buñ mën a jël rek doyul. te nañu bàyyi xel ñiy fréquenté jàkka yi ak jumaa yi ak ñi nga xam ne daawuñu ko fréquenté, seen fréquentation boobu lan la mën a jur, parce que ñii mooy ñoo xam ne duñu dellu ginnaaw mukk li fekk li ñu bëgg doxal mooy dem ba màbb diine yépp defuñu ko. tey nag l'islam moo dese dëgër bopp bi, ndax sax ci yàlla ak yonente bi subhaanahu wa taala. këri diine yi di ay keno yu dëgër ci loolu. mooy këri diine yi bu ngeen seetloo attaque bi jëkk biñ leen di attaqué mooy ay wut ay activiste ak ay journaliste ñu leen dëkkee saaga. ñoom ñoo leen di fay pour ñuy saaga kilifa diine yi, di saaga këru diine yi. dina jaar ci média yi, jaar ci réseaux sociaux yi. tey ki ñu war a daaneel, ki ñu war a màbb,
ki ñu war a xeex ba dootul tekki dara mooy kilifa diine bi. kon compte Facebook yu fictif yi, Twitter, Instagram, journaliste yi na leen nit ñi foogu bu baax, ndax li ñuy bëgg a wax waxaguñu ko. buñ ko tàmbalee wax ku yewuwul di nga xeex ak sa mbokk moo xam ne dangaa jàppoon ni moom la te du ca dara. mais lii programme la boo xam ne na ci Sénégalais yépp bàyyi xel. noo ngi leen di sant di leen gërëm. asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.